asalaamaaleykum mbokk internet Leuz TV tey ma dikkat ak yéen fii ci hôpital Fann bu Dakar précisément service pneumologique ñu ñëw seet si waat le docteur Mbaye Fatoumata Bintou Rassoul mi nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllum xëtër mu indil ñu ay leeral ci feebar boobu ñu naan tuberculose bonjour docteur lan nga ñu mën a indil ci tuberculose. asalaamaaleykum internet Leuz TV man la docteur Mbaye Fatoumata Bintou Rassoul nekk médecin fii ci service de pneumologie bu hôpital Fann Dakar. tuberculose maladie infectieuse la feebar boo xam ne dafay wàlle. li koy joxe mooy benn microbe bu ñuy wax Mycobacterium tuberculosis ñu xam ko ci bacille de Koch boo xam ni nit bi ko am fekkee ni forme bi nga xam ni moom mooy jàpp xëtër bi la amee mooy forme pulmonaire bi bu fekkee ni sëkkat na ci lor yi muy génnee bu sëkkatee wala bu tichoolee mun na jóge ci moom dem ci jaww ji bu fekkee ni am na keneen ku nekk ci environnement bu nekk noyyi microbe boobu mun na ko jox tuberculose donc noonu lañ koy wàllee donc maladie infectieuse une maladie qui est contagieuse day wàlle maladie boo xam ni day jàpp cër yëpp ci yaram bi c'est vrai que forme bi ñu ci gën a xam moom mooy forme bu nga xam ni xëtër bi la parce que boobu moo soxal ñëpp moo soxal organisation mondiale de la santé parce que boobu mooy jóge ci nit dem ci keneen wàllu ko kooku wàllu ko keneen kooku wàllu ko keneen bi tax feebar bi di law duñ ko mun xeex bi du yomb ci moom parce que bu jàppee yax yi mun na jàpp cër yëpp bu jàppee yax bi kese kooku du mun wàll keneen alors que bu jàppee xëtër bi nit ki bu sëkkatee mun na wàll moroomam donc feebaru maladie infectieuse buy jàpp cër yëpp ci yaram bi. jërëjëf docteur ci yooyu leeral tuberculose kat docteur feebar bu doy waar la léegi ñu bëggoon a xam yan cause lan mooy indi tuberculose lan mooy jox nit tuberculose ak yan signe la ñuy gën a ràññee ci ñi am tuberculose ak ñi nekk ci kër yi tamit si ñi nga xamante ne ni que buñ ko gisee seen yaram war nañoo daw dem hôpital xam ne lii tuberculose la waruñu ko sàggane. Mycobacterium tuberculosis benn doomu jàngoro la boo xam ni dafay mooy infecté nit ki am na forme yi nga xam ni sax dañuy jàpp bàyyi may yenn façon microbe bi boo xam ni bovis ci nit ci bàyyi may lañ koy gisee mais bi jàpp nit ki te intéressé ñu boobu. comme ni ma ko waxee forme pulmonaire bi moom mooy forme bi wàlle bu dalee nit ki mun na buy sëkkatee wàll keneen ki signes yi bu fekkee ni nit ki sëkkat na wàll nit bi bu nit ki noyyee microbe bi day jàll ci yoon nga xam ni fa la ngelaw du jaar dem ba ci biir sac yooyu nga xam ni moom mooy denc ngelaw bi ko defee multiplier foofu su multiplier foofu parfois yaram bi ni mu fekkee nit ki am na ay défense nit bu nekk da nga am ay défense moom mooy ay soldats yi nga xam ni moo nekk sa yaram su microbe duggee rek mun ko faagaagal bala sax muy egg ci biir si suñu yoon yi nga xam ni fa la ngelaw du jaar rek am na tapp yoo xam ne ay bale yoo xam ni lépp lu nga xam ni jàngoro la ak toxique loo xam ni bokkul ci yaram bi bu duggee bale yooyu dañ koy génnee donc su dépassé loolu lépp bale yi mënu ko génnee mu dem ba ci biir multiplier wu foofu en général défense organisme bu fekkee nit ki mi ngi lekk bu baax am une bonne hygiène de vie ay soldats yaramam mun nañu xeex ak doomu jàngoro boobu ba du sax multiplier wu. ci signes yooyu muy am dañ koy gis nit bi day am yaram buy tàng boo xam ni waxtu bi muy tàng daf ci am solo parce que en général ngoon gi lay tàng ñuy wax une fièvre vespéro-nocturne jàpp après takkusaan jëm timis jëm ci guddi gi. su yaram bi dee tàng du doon tàngaay yaram yu rëy yooyu sax parce que en général ay 38 degré 5 la mën na ko ëpp nag mais en général c'est des fièvres fébrile yaram bi du tàng noonu mais tàngaay yaram bi dafay ànd ak ñàkk ki dafay ñàkk ba parfois lal bu mu tëdd mun na tooy xepp doon ay sueur yu profuse dañuy wax sueur profuse ñàkk bu baax et puis parfois di liw donc soo gisee loolu mu ànd ak sëkkët soo xam ni comme ni ñu koy waxee dafay chronique du doon sëkkat boo xam ni day aigu parce que soo defee grippe mun nga sëkkat ñeenti fan ñeenti fan juróom mu arrêté dootoo amati benn signe mais sëkkatu tuberculose dafa doon sëkkat boo xam ne dafa chronique parce que dafay weesu fukki fan ak juróom moo tax ngeen dégg PNT programme national tuberculose di wax ci spot rajo yeeg télé yi pour yee nit ñi képp nga xam ni yaa ngi am sëkkat bu tar bu nga xam ni dépassé na 15 jours fukki fan ak juróom surtout su dee yaram bi day tàng war nga mën a daw kër docteur ñu xool est-ce que du tuberculose. donc sëkkat soosu dafay commencer en général day wow du génne lor mu dem ba ci biir nit ki di sëkkat di tifli di génne ay lor yoo xam ni mun na en général day salté des jaune wala mu verte mun na sax dem bay sëkkat di génne deret li ñuy wax hémoptysie ci tubaab donc loolu complication yooyu bu ci amee nit di sëkkat
dem bay sëkkat di génne deret day daw rapidement xool est-ce que du tuberculose. bu amulee appétit du lekk boole ci di jeex di tayal ñu koy gis sax ci xale yi en général loolu mooy attirer attention ci xale parce que xale en général mun na feebar sax mais day fo mais suñu gisee xale boo xam ni dafay jékki-jékki di tayal école bu demee di nelaw di suivre mu doon am ay notes yu baax di wàcc di dootul concentré wu ci di am un fléchissement scolaire booleeg sëkkat yooyu c'est des signes yu ñuy seetlu ci xale mun na nekk tuberculose. Donc en général signes yooyu la mun na amit dem bay dënn bi di metti mun na indi aussi bu fekkee ni que feebar bi mi ngi continuer di law ba jàpp xëtër bi ba indil la problème mu fàtt nit ki dootul mën a ci noyyi ci. Donc en général bu ñu ko bu dee tënk yooyu ñooy signe tuberculose forme bi nga xam ni mooy jàpp xëtër bi. jërëjëf docteur ñu bëggoon a xam nag docteur ban période de l'année ngeen di gën a recevoir cas wu tuberculose wala ban période waaw muy tàngaay seddaay wala bi ngelaw gi bëree wala dara ban période daal nga mën a spécifier ni période bi liñ ciy recevoir ci tuberculose dafa bëri ak ñu bëggoon a xam it tamit ban tranche d'âge la tuberculose gën a sonal góor ñi jigéen ñi mag ñi wala ndaw ñi ñan la gën a sonal. tuberculose moom amul période dañ koy rencontrer ci at mi yëpp. duñu ne période bii lay gën a bëri parce que bu seddee lay gën a bëri bu tàngee lay gën a bëri noonu tant que mi ngi am ci environnement kenn ci société kër wala jàngukaay wala école nit bu am feebaru tuberculose forme pulmonaire bi toujours dama koy wax bu sëkkatee mun na wàll ñu bëri su fekkee ni tamit am na ci environnement lu ko mën a favoriser moom mooy peut-être période yi nga xam ni dafay bëri ngelaw bëri parce que période yi nga xam ne dafay bëri ngelaw dañuy gis ni maladie infectieuse si lay ëppee parce que ci la vent bi di souffler di mën a véhiculer facilement doomu jàngoro yi mais feebaru tuberculose amul période dañ koy gis ci période at bi yëpp. ñi mu gën a yàpp nag moom mooy peut-être suñ ko xoolee ñi nga xam ni moom ñoo gën a néew doole ñoom la seen immunité gën a wàññeeku immunité bu fragile ñu ngi koy gis ci déjà ñuy wax les âges extrêmes de la vie moom mooy tout tànk yi nourrisson yi parce que nourrisson xëtër bi développé wul noonu ba mun a am déjà système de défense yooyu ma wax léegi parce que ci bronche yi yoon yi nga xam ni fa la ngelaw di jaar am na lu ñuy wax un tapis mucociliaire maanaam comme genre balai boo xam ni lu dugg ci yaram bi moom da koy balayee génne ko xale bi moom moom amagul maturité boobu ak les toujours âge extrême moom mooy nourrisson nouveau-né ak ñi nga xam ni dañu âgé trop âgé vieillard yi nga xam ni am nañ yenn at yi seen immunité day wàññeeku donc lépp loo xam ni day nekk situation boo xam ni dafay wàññi immunité ci yaram immunité moom laay wax léegi moom mooy loo xam ni moom mooy défendre yaram bi donc ñi nga xam ni dañu am yenn feebar yi comme feebaru diabète day wàññi immunité ñi nga xam ni dañu am feebar yi nga xam ni mooy cancer dafay wàññi immunité yaram ñi nga xam ni dañuy jël ay traitement chimiothérapie yenn feebar yi yenn xeetu garab yi nga xam ni dafay wàññi immunité yaram bi donc ñooñu ñooy gën a mën a facilement def tuberculose parce que doomu jàngoro bi waxtu bu duggee ñoom duñu am assez de capacité pour rey ko pour défendre pour mu génn ci yaram bi en général donc ci ñooñu lay gën a sonal ñi nga xam ni dañuy tux cigarette lu bëri di def bronchite chronique nga xam ni seen tapis boobu ñu di aar yaram bi bronche dootul fonctionner ci normalement donc ñooñu day yomb pour ñoom doomu jàngoro bu duggee mu multiplier wu facilement donc ñooñu ñoom la tuberculose gën a yàpp gën la mën a sonal. jërëjëf docteur ci yooyu leeral docteur li nga wax am na solo trop ñu xam ko léegi ñu bëggoon a xam ban mode de transmission la tuberculose di wàllee nan la ki am tuberculose di wàllee moromam moom la ñu bëggoon a xam ak ban traitement ngeen di administrer ñii am tuberculose docteur. donc benn mode de transmission moo am feebaru tuberculose nañ koy amee moom mooy mu jóge ci nit ku ko am forme pulmonaire bi wax naa toujours moom moo contagieuse boobu mooy wàlle beneen forme ci yaram bi du wàlle kaa mun nga gis tuberculose oculaire cérébrale neuroméningée ostéo-articulaire buy jàpp yax buy jàpp gàddam buy jàpp même der bi peau mais benn du ci wàlle li ci wàlle mooy forme bi nga xam ni mooy jàpp xëtër bi parce que waxtu boobu ngay sëkkat soo sëkkatee wala nga éternuer mooy tichooli jàppal ni yaa ngi génne lor yoo xam ni duñu seen vitesse dafa day dem ba nële donc yow doo ko gis su ko defee doomu jàngoro boobu nag day nekk ci jaww ji toog fa mën na fa toog ay minutes donc keneen ku nekk sa wet su ko noyyee rek donc doomu jàngoro di dugg ci moom su fekkee ni kooku amul dugg na ci yaramam fekk fa ay soldats yaram yi mënuñu neutraliser doomu jàngoro bi ci la commencé di multiplier wu donc noonu lañ koy wàllee doomu jàngoro bi koy joxe am na boo xam ni forme bu simple la doomu jàngoro boo xam ni
dafa simple moom mu am traitement boo xam ni mooy classique bi ñu koy jox mais am na forme doomu jàngoro boo xam ni fekkee ni parfois jëluloo traitement bi correctement wala yaa ngi fooy traitement yi bu teyee nga jël bu subaa nga ñàkk jël day dem ba nekk doomu jàngoro boo xam ne dafa dëgër bopp day résister face au traitement am na microbe boo xam ne dafa sensible moom la ñuy wax tuberculose simple am na doomu jàngoro boo xam ni dafa résistant maanaam dafa dem ba garab yi ko doon rey dafa dem ba dëgër ci bopp mënatuñ ko rey donc loolu mooy forme résistante soo gisee léegi àdduna bi yëpp forme bi leen tiital nekkatul forme sax bi nga xam ne mooy doomu jàngoro bu simple parce que traitement bi juróom-benni weer la ba léegi si OMS juróom-benni weer la digale mooy forme bu simple bi nga xam ni mooy tuberculose bi nga xam ni moom mooy bu xëtër bi bu simple la gis nañ ni doomu jàngoro bi dafa sensible maanaam daal gis nañ ni que doomu traitement yi mun nañ ko rey donc boobu mooy 6 mois de traitement mais forme bi nga xam ni dafa mooy tuberculose multirésistante bi nga xam ni dafa dëgër bopp boobu traitement bi day weesu foofu bien que traitement tuberculose en fonction fan lay laal ci durée traitement bi dafay changer su fekkee ne par exemple bi nga xam ni dafay laal yur bi la boobu day dem ba at traitement d'1 an su dee forme xëtër bu simple bi comme ñun bi ñuy faj day nekk traitement 6 mois su dee toujours doomu jàngoro bi nga xam ni dafa sensible nekkul résistant su fekkee ni que yax bi la laal tamit mun nañ dem ba 1 an traitement donc ça dépend ci ban organe lay laal ban cër lay laal rek durée bi day varier mais forme pulmonaire simple bi juróom-benn weer la pour traitement boo xam ni da nga koy jël tous les jours le matin en général et un traitement qui reste gratuit il faut que ñëpp xam ko doo ci fay dara bu ñu la defee diagnostic bi même ci centre de santé pour nga def diagnostic bi soxlawul ngay fay da ngay ñëw présenter signes yi di sëkkat yaram bi di tàng ñu jël crachat yi xool ci doomu jàngoro bi suñ ko gisee ñu jox le traitement boo xam ni c'est gratuit pendant 6 mois nga ko war a jël nag soo jëlee traitement bi nag wala ngay jël tey bàyyi suba mun nga dem ba doomu jàngoro bi day dëgër bopp parce que microbe bi day miin garab gi te garab bi du ko jot rey donc forme boobu nag moom mooy forme bi tiitalaate parce que su fekkee ni que sàggan naa man ba am forme tuberculose bu sensible jëluma sama traitement ba développer forme résistante bi ku ma wàll rek forme résistante laa lay wàll donc traitement gratuit la bu dee forme pulmonaire bi ma bamtuwaat ko si juróom-benni weer traitement boo xam ne nit ki du ci dépenser dërëm parce que c'est un traitement qui est gratuit nit ku nekk fi nga dëkk am na centre de santé boo xam ni bu dee dañ la diagnostiqué ni am ni tuberculose dañ lay envoyé ci centre de santé bi gën a jege fi nga dëkk ñu lay jox traitement pendant 6 mois qui est gratuit donc mais loolu moo tax may vraiment ñaax nit ñi ko ni ki c'est un traitement important boo xam ni da nga ko war a jël soo ko jëlulee rek mën na la jural nga am forme résistante te forme résistante bi pour nga faj ko c'est toujours difficile parce que même protocole bi ñuy def léegi c'est un traitement de 9 mois te dafa am ay injections yu ñu lay defal te loolu parfois du la garantir guérison donc pour wax nit ñi que dañu am vraiment gagner à ce que déjà dépister tel et puis nit yi respecter seen traitement. bu loolu weesoo docteur ñu bëggoon aussi nga wax ñu ban conduite à tenir la ñu war a jël par rapport ak maladies yi nekk ci biir kër yi ñi am tuberculose dañ leen war a daw wala dañ leen war a taxawu wax ñu nan la ñu war a def ak ñoom. bu ñu diagnostiqué tuberculose ci biir kër c'est pas la peine nit yi di ko daw parce que le temps que ñu koy diagnostiquer c'est-à-dire que malade bi commencé sëkkat këram wax naa léegi ne tuberculose du teel a feeñ ci yaram sëkkat si ni nga gis koo xam ne dina sëkkat 1 mois 2 mois bala muy doog a ñëw bu ñëwee ba ñu def diagnostic tuberculose ñu gis ni doomu jàngoro bi la c'est-à-dire que waa këram bu commencé daw ko oxtu boobu il ne faut pas parce que moom togoon na fa 2 mois di sëkkat bu leen ko doon wàlloon na leen avant donc kooku lu ñu mun def moom mooy déjà moom faj ko war nañ ko mun a isoler pas génnee kër gi isoler ci biir kër gi ci semaine yu njëkk yi te en général dañu ne soo commencé jël traitement bi au bout de 15 jours da ngay stériliser maanaam duñu gisati ci yow doomu jàngoro bi donc pour te montrer l'efficacité du traitement au bout de 15 jours parfois 15 jours à 21 jours bu ñu defaatee contrôle crachat ñun dañuy gis ni que kooku dafay set wecc du wàllati kenn donc même bu ñu koy isoler te gis nga giir bu gàtt lay doon giiru fukki fan ak juróomi ñu xaw ko ber un peu jox ko plat boppam muy lekk mu am ay ustensiles boppam moom kese su fekkee ni mun na fanaan moom kese mu fanaan moom kese mais terewul aajowul génnee kër gi li ñu war a def moom mooy xam ni déjà ñëpp xam ni loolu la yor parce que tuberculose c'est une maladie à déclaration obligatoire kenn du ko nëbb
en général soo nëbbee feebar rek doo jël traitement doo faju na ca nu mu waree parce que da ngay nëbb garab yi bu nit ñëwee doo ko mun jël ci kanamam ngay sauter jour te loolu mooy indi résistance yi après. Donc comme maladie à déclaration obligatoire la bu ñu ko xamee ci kër ñëpp war nañ xam ni kii am na tuberculose amul dara lu ñu war a rus ci loolu parce que maladie la comme ni ngay defee palu comme ni ngay defee beneen maladie. su ko defee kooku ñu mun a jël ay matuwaay yi ci war su ko defee buy sëkkat kooku buy sëkkat dafa war a am mouchoir bu ñu koy digal mu yor en général dañuy wax suñu malade dañuy yor mouchoir tissu li tax ñuy bañ mouchoir papier yi c'est parce que da ngay sëkkat ci doomu jàngoro bi tax ci nga sànni ko nu mu la neexee muy propagé wu. alors soo sëkkatee ci mouchoir tissu bi day fixé germe yi su ko defee nga lemmi ko sëkkat lemaat teg su tilimee nga fóot jël beneen donc buy sëkkat mu sëkkat ci mouchoir pour bañ a wàll nit yi. ñi nga xam ni am na ñi mu dëkkal xam ni am na feebar boobu ñu def lépp lu ñu mën pour mu bañ leen wàll mais déjà bu commencé jël traitement yi au bout de 15 jours wàllatu leen ñi mu dëkkal nag il faut que ñu xool leen surtout tout tànk yi c'est-à-dire que képp ku fa nekk am moins de 5 ans kooku moom il faut que mu ñëw hôpital ñu xool ko parce que wax naa léegi ni xale yi ñoo gën a fragile ñoo gën a sensible donc ñooñu il faut que ñu xool leen su fekkee ni par exemple am na ku ci sëkkat kooku moom dafa war a ñëw hôpital dañ ko war a xool def rajo yi xool est-ce que wàllu ko donc ñooñu ñun dañuy def toujours suñu maladie ñu am dépistage autour d'un cas foofu dañ ko war a def kër gu nekk nga xam ne dafa am kenn ku fa am tuberculose dañu war a def dépistage autour d'un cas est-ce que jotagu fa wàll kenn parce que suñ ko xoolee tamit bàyyi ba ci biir moom day wër keneen jël donc ñooñu war na def lépp pour bañ leen wàll bu fekkee ne am na masque mu utiliser masque buy sëkkat mu sëkkat ci mouchoir bu jël traitement correctement et puis képp ku fay tout tànk ñu xool la et puis képp ku fa jàmbat sëkkat ci le temps que moom muy traité wu buy wër war nañ la xool. jërëjëf docteur ci yooyu leeral docteur nag ñu bëggoon a xam yan mooy complication wu tuberculose. conséquences yi mun seetlu conséquences yi gën a seetlu moom mooy complication yi tuberculose mun na am ay complications yoo xam ni buñ ko seetloo mun nañu envoyer malade bi ñu def ko ñu xool ko bu baax mais conséquences yi ma ci njëkk a wax moom mooy li ma ci gën a sori moom mooy séquelles yooyu ñoom ñooy sonal nit bu fekkee ne da nga am feebar tuberculose muy traîner parce que nit ñi dañuy yaakaar ni xurfaan la ce que c'est di continuer dépasser 15 jours 1 mois ñëwoo hôpital yaram bi di tàng donc doomu jàngoro bi moom dafay détruire poumon bi te di ko continuer di détruire di yàq donc su si yàqee lu bëri xam nga ni xëtër mooy noyyi nit ki dootu mun noyyi correctement donc bëri na ci complication yooyu dem ba ay nekk ay complications cardiaques parce que xol ak xëtër ñoo ànd su fekkee ni xëtër bi defatu rôle am correctement wala wàññeeku ñu su bëri dafay am ay répercussions yi muy def ci cœur bi moom ñoo xam ne dañuy fatt tout le temps mu def ay cœur pulmonaire chronique ay complications cardiaques mun na indi aussi ay complications respiratoires ñun ci suñu contexte insuffisance respiratoire chronique moom mooy ñi nga xam ne duñu noyyi bu baax bàyyi leen ay séquelles tuberculose moom mooy étiologie bu ci ëpp mooy ñi nga xam ne dañuy am ay forme tuberculose yoo xam ne dañ ko teel a traité di ko sox ba mu yàq xëtër bu baax a baax ñooñu bu ñu ñëwee même fekkee ni faj nañ leen jox nañ leen traitement bi dañuy wér parce que doomu jàngoro bi dañ koy éradiquer ci yaram bi mais la fa joto yàqu ci xëtër bi moom kenn mënu koo dellu si donc day nekk vraiment ay séquelles yu lourd ay handicap na ñoo xam ni tuberculose wër nañu de mais bàyyi na leen ay handicap respiratoire yu métti ba duñu mun dox 10 pas parce que waxtu bi ñuy ñëw pour ñu faj seen tuberculose daf fekk mu yàq lu bari ci xëtër bi dañ la faj dañ la jox traitement tuberculose dina wér doomu jàngoro bi dina dee mais liggéey yi mu lay bàyyil moom ma nga foofu bokk na ci séquelles yooyu et dilatation des bronches comme bronches yi yaaweeku di infecté wu tout le temps donc bëri na vraiment des complications cardiaques complications respiratoires yu tuberculose mën a indil nit moo tax vraiment insister waat sëkkët yaram buy tàng fukki fan ak juróom ëpp na ko daw sil ñëw comme ça ñu traité ko nit bi du ci jëlee ay liggéey yu bëri yaakaar naa ne tuberculose leer na ci nopp ñëpp ma bëggoon xam nag docteur ban mode de prévention moo am pour tuberculose ñu bëggoon xam it ban part de responsabilité la état bi di jël ci traitement wu tuberculose ndax traitement bi gudd na docteur te metti na. prévention pour tuberculose boobu moom koy commencer déjà par la naissance boo gisee nit bu juddoo li ñuy njëkk a def mooy vaccination ak BCG boobu moom
mënu la tere am tuberculose mais daf lay aar di aar tout tànk bi dina ko aar au moins ci 10-15 premières années de vie mënuñu wax ni forcément def tuberculose mais dina mën a au moins permettre nit bi même buy def tuberculose même bu xale bi di am tuberculose mu musal ko ci forme grave yi parce que forme grave yi am na forme de tuberculose grave moom mooy forme yi jàpp yuur bi forme yooyu dafa grave wala forme bi jàpp yax yi parce que mën na ko indil ay lagg yu metti donc yooyu wala miliaire bi dugg ci deret bi nga xam ni day dem ci feebar bi tasaaroo ci yaram bi yëpp urgence yooyu moom BCG dañu permettre vraiment nit bi du def forme yu grave yooyu donc c'est extrêmement important pour que nit bu juddoo ak fu mu munti nekk mu am vaccin bi d'autant plus que vaccination bi dans le cadre du programme élargi de vaccination dafa gratuit léegi su fekkee ni tamit loolu yëpp bokk na ci prévention primaire nit bi bu ko am tamit ñu xam ni que dafa war a aar boppam aar ñi mu dëkkal donc port mouchoir xaw beru ci premiers jours yi au moins 15-20 premiers jours yi le temps que muy sori ci traitement bi bokk na ci loolu aussi ñu def dépistage autour d'un cas képp nga xam ne dañu gis tuberculose sa kër war nañu mën a nemmeeku ñeneen ñi pour xool est-ce que wàll na fa kenn am déet bokk na ci prévention yi par exemple li ñuy wax chimioprophylaxie am na ñoo xam ni moom dañu leen di jox traitement bala sax ñuy feebar moom mooy xale yi tamit toujours tout tànk yi ak ñi nga xam ni par exemple dañuy dëkk ak doomu jàngoro sida bu ñu fekkee ni am nañ tuberculose seen ku leen jege ñoom dañ leen di jox traitement parce que comme seen néew ji yaram dafa seen immunité dafa wàññeeku il faut ñu jox leen traitement bala ñuy développer forme maladie bi bon bokk na ci ñi nga xam ni yaayam dafa am tuberculose am bébé boo xam ni dafa am dara jotu ko imagine nga yaay ak doom nu mu ko jegee surtout bu koy nampal mun na sëkkat ci kawam donc xale boobu duñu xaar ba mu feebar dañ koy jox chimioprévention dañ koy jox garab bi mu jël ko pendant 3 mois wala mu jël ko pendant 6 mois pour mu bañ a def feebar bi bu nga xam ni tamit mi ngi dund ak doomu jàngoro VIH bu fekkee ni que am na contact nit bu am feebaru tuberculose mun nañ ko jox tamit pour mu aar ko bala muy egg ci maladie bi war nañu def kéemtalaay kàttan di lekk bu sell di naan fi ñu dëkk waaye di set di aéré parce que dañuy gis ni que tuberculose li koy gën a favoriser moom mooy promiscuité ak pauvreté maanaam dëkkuwaay yu xat yi da ngay gis par exemple dëkkuwaay boo xam ni c'est pas aéré boole bu néeg boo duggee mi ngi xat amul aération amul fenêtre bu mag ñeent wala ñett wala juróomi nit di fa tëdd donc loolu moo mun a tax microbe bi di law. état am na ci responsabilité état mi ngi def lu mu mën moi je pense que état def na lépp lu mu mën organisme yi programme national de lutte pour tuberculose organisation mondiale de la santé ñi ngi def lépp lu ñu mën chaque jour ay jéego yu gën a rëy pour tuberculose bokk na ci feebar yi nga xam ne gis nga dafa am programme bu ñu ko jagleel donc pour te dire que état mi ngi def lu mu mën yéen a ngi dégg ci rajo yi ci télé yi tout le temps ñi ngi def ay spot ay téléfilm lépp pour yeete parce que tuberculose mooy feebar boo xam ni dañ ko war a gën a mën a éviter c'est une maladie boo xam ni dañ ko war a yee ñépp a ko war a xam tout le monde xale tout tànk mag war nañu xam luy tuberculose war nañ koy xalaat war nañ koy seet di ko nemmeeku ci waa kër gi kan moo fay sëkkat kan moo fa am ay signes pour tuberculose pour ñu mun di ñëw consulter rapidement boo xam ni c'est un traitement qui est gratuit loolu xam nga wax dëgg yàlla nit bu góorgóorloo tuuti war na mën a teel a ñëw jël traitement boobu pour nga faju laajuñ la dërëm pour traitement bi même fekkee ni que di nga dépenser pour ñu am diagnostic di nga def rajo ak yooyu mais traitement bi kenn laaju la ci dërëm donc man je pense que état mi ngi ci te def naa dañuy gën a góorgóorlu loolu moom xam nañ ko mais nit yi ñoo war a xam def vraiment effort di consulter nu mu gën a gaawee maa ngi jaajëfal seen internet yëpp Leuz TV di leen wax beneen yoon incha allah merci. chers internautes yaakaar naa ne tuberculose leer na ci ñëpp ma di leen ñaan ngeen bàyyi xel mu baax si ñaax yi ñu docteur Mbaye Fatoumata Bintou Rassoul indil tey ma di leen ñaan it ngeen di partager vidéo yi ndax émission prévention la mu tas ñëpp jot ci ñëpp mën cee bénéficier wu ndax rawale ay bakkan ma di leen jox dig daje nag seen beneen numéro émission conseil santé ciao.